mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di tàmbale nuyoo bi ci ñi woote jataay bi mooy jamaatu ibadur rahman tàmbale ko ci seen kilifa muy al amir Abdullahi Lam boole ko nuyoo bi nag ak mbooleem ñi ànd ak moom di liggéey nga xam ni moo jiitu waaye ñoo nekk ci ginnaawam ba liggéey bu rafet bii ñu fi gis sànq ci vidéo bi mën a am gannaaw processus bu yàgg yàgg di nuyu mboolem kilifa fi teew ci ay góor ak jigéen ñu bàyyeekoo ci administration publique bi ñu bàyyeekoo ci armée ñu bàyyeekoo société civile ñépp ñu ngi leen di nuyu. ma tàmbale sama kàddu ci li ñu wax ci thème bi ci wàllu dooleel bennoo ngir sàmm jàmm ak sàmm ak dal loola war a goru ñépp la ndax yàlla suñu borom tabaraka wa taala bi muy wax li tax ñu war koo jaamu bokk na ci may gim ñu may jàmm ak may gim ñu may dund falyabudu rabba hada albayt alladi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon muy xéwal yoo xam ni ñun ñépp war nañoo def effort ak yitte ngir sàmm ko ndax buñ ko sàmmul danañ mel ni ñooñu yàlla mooyoon xéwal ñuy fowe xéwal googu ba yàlla mbugal leen ci xañ leen jàmm def ci ñoom fitna loola nag ci ay jëf lay am ak i wax Amir Abdoulaye Lam léegi mi ngi tudd jéego yu bari yoo xam ne mi ngi am ci réew mi ci luy bennale nit ñi ak bëgg ñu am jàmm damay wax ni moom dafa baax di tudd nit ñi fu mu daje rek nit ñi lay tudd seenu baax waaye Amir Lam war nañoo am waqfa taxawaay ci wax ni moom personnalité de consensus la nit ku ñëpp bëgg la man damaa jaxasoog ñu bari ci kilifa yi imaam daan koy dëggal ñu bari ci kilifa yi mbooloo yi damaa jaxasoog ñoom waaye amu ci kenn lu dul bu waxee ci Amir Lam nga yëg bëgg gum ko bëgg ñii ngir xam-xam ñii ngir yar ñii ngir dal ñii ngir bëgg jàmm ku nekk ak li nga bëggee Amir Abdoulaye Lam kon moom nitu consensus la moo tax nag réussir na ay consensus yu baree bari ñaan yàlla suñu borom sàmm ko yàlla suñu borom dooleel ko ba li mu bëgg te mooy Sénégal yépp ànd nekk benn loola yàlla sama borom dogal ko ci moom te it mi ngi koy réussir nag tansiqiya bi joué na ci rôle te wóor na ma ni cadre unitaire bi joué na ci rôle bu toll noonu ndax moom noonu la ko yàlla bindee yàlla na ko yàlla sàmm alors li gendarmerie wax ak force de défense yeneen ni muy armée ndax ñoom ñépp ñoo bokk mission force de défense et de sécurité loola ñun dafa fekk mu nekk mission boo xam ni l'islam moo ñu ko sant waxoon naa ko léegi li may attirer attention gannaaw doxalin bu rafet yu nga xam ni mooy jegele population yi ak seen force de défense et de sécurité mooy ñu bàyyi xel ni ñun Sénégal dañoo am ay valeur yoo xam ni ñoo ko ëpp dëkk bu dul Sénégal te mooy valeuru jàmmoo ak valeuru dialogue li tax ma di ko wax mooy suñu réew yi néew doole ci wàllu am-am léeg-léeg réew yi am doole dañ leen jox ay ndénkaan ci ni ñu war a doxalee seen sécurité intérieure te loolu ñu war ko wattu ñun am nañu ouverture expert bu ñëw ak foo mën a jógee boo indee sa xam-xam ñu déglu la waaye boo ñu bëggee orienté ci ni ñuy doxalee suñu sécurité intérieure ñu wan la ne ñun am nañu ay réalité intérieure yoo xam ni dëkk ba nga jógee amuñu ko moo tax du say solution mooy dox suñu réew forcément may fàttali suñu force de défense yi
ne force dialogue bi ñu am nañ koy privilégier. Sénégal koo fi gis am na kilifa moo xam ñi nekk ci tariqa yi wala ñu nekk ci tariqa yi, koo fi gis am na mbooloo bu mbokk, koo ci gis lu la jaaxal ci moom bul ñoor lu wax ak kilifaam ngir xëy na mu am solution ci moom. waaye boo jëfandikoo brutalité bi nga xam ni moom la yeneen dëkk yi di conseiller léeg-léeg mën naa am un effet contre-productif te loolu la ñuy bañal suñu réew. ñaan yàlla jàmm Sénégal yàlla sàmm ko, ñuy dégluwante suñu biir di dialoguer di discuter, ndax lii ñu am doole ju bari mayuñu ko, technologie bari mayuñu ko, li ñu ko may mooy yar bu ñu def ci ñun. yar boobu moo indi jàmm yàlla na ko yàlla sàmm, yàlla defal ñu tawfiq tey si ak aafiya. wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp, kenn ku nekk ci turam ak santam. kilifa yi fi teew kenn ku nekk ñoo ngi koy wàccee ci wàccuwaayam di ko jox cëram, di beral nuyoo suñu amir Cheikh Abdoulahi Lam ak mboolem kilifa jamaa bi fi teew. gis nañu fi tey macha allah ay kanam yoo xam te ni xaw nañu gëj gisante ci ay magi jamaa yoo xam te ni fu ñu teew vraiment mën nañu rassurer bu baax a baax ndaw ñi. xam naa kàddu yu di bari, kàddu yu ngërëm lay doon rek ak sant, di fàttali itam relation bi dox diggante ministère de l'éducation nationale ak Jamaatu Ibaadu Rahmaan ci àndandoo bu rafet bi, et particulièrement vraiment jëflante bu rafet bi am ci diggante inspection des daara bi ma jiite ci ministère bi ak jamaa bi. activités yi ñu def yépp ci inspection des daara dañ leen di invité ñëw jox ñu contribution bu qualitative boo xam te ni vraiment dañuy orienté, te loolu la ñu séntu ñoom. yàlla dogal na en 2015 bi ñu ma nommé mën naa wax ni ñi ma njëkk a woo ngir sàkku seen xalaat seen orientation Amir Babou ci la bokk. mu orienté ma, digal ma, jox ma ay ndénkaan yu bëree bëri ba léegi maa ngi koy jëfee. loolu dama koy wax rek ngir wane ni fee ñu nekk ci ministère bi surtout ci inspection des daara ñoo ngi liggéey baax a baax jamaa bi, ñoo ngi jëriñu baax a baax ci seen expérience. parce que comme ni ko Amir waxee, jamaa bi naka mu judd rek daanaka vision bi ko gën a animé mooy tuubal dund gi ngir yàlla subhanahu wa taala. tuubal dund gi ci surtout secteurs yi ko composé, tuubal ko ci njàng mi, joxe modèle boo xam te ni daa waxoon naa fi ni jamaa bi liggéey bi barkeel na, yàlla na gën a barkeel. tey ku gis ni Sénégal évolué ci wàllu diine ak secteurs yi ñu xalaatul woon gis fa diine, tey ni ko jamaa bi tuubalaatee delloo ko ci Yàlla subhanahu wa taala, képp kuy observé di xalaat ay at yu néew ci ginnaaw di nga xam te ne liggéey bi barkeel na, yàlla na jëm kanam. xam naa ni waxtu dafa xat, waaye ñaari élément rek laa ciy joxe ngir joxaat kàddu gi. bu njëkk bi mooy thème bii ñu tànn muy renforcer maanaam consolider effort yi def pour paix ak stabilité Sénégal. yàlla dafa dogal le 9 et le 10 avril passé ma dem Riyad représenté Sénégal ci benn colloque international boo xam ne aussi yi moo ko organisé woon ci même thème bi. avant ñu koy organiser dañu waxoon les pays membres de l'OCI ku nekk na nga def benn contribution ci thème bi nga envoyé ko. bi ñu bindee envoyé ko, yàlla dogal na 5 pays lañ tànn dans tous les pays membres de l'OCI, Sénégal ci la bokk. nga présenté modèle Sénégal ñoom dañu kontaan ñu jël ko édité ko ni ñu ko def ci ouverture bi. 5 panélistes yi amoon Sénégal def na fa communication ci même thème bi. wan leen ni maanaam Sénégal am na expérience boobu mën nañu ko vendre sur le plan international ci wàllu cohabitation pacifique, ci wàllu consolidation des efforts yoo xam te ni ñoo koy def pour renforcer paix ak sécurité si àdduna bi yëpp. beneen élément bu ma jeexal daf ma frappé moo di ni ci conclusion yi keroog ci colloque bi dañuy wax ni li ñu war a xam mooy innal irhaba laa diina wala lawna wala jinsiyata lahu wa anna rabta al irhab bid diin aw il lawn aw il jinsiya tajannin sarih
ala alxaqaiq taarixiya wal waaqiya. ñu ne li ci ëpp solo mooy li xew Nouvelle-Zélande wane na ni li ñuy tuumaal jullit yi vraiment ak tooñ a ngi ci bu bëree bëri mais du jullit rek ñooy def loolu. amul pays amul frontière fu nekk la mën a jógee kon ñëpp war a préparer wu ngir fekk ko vraiment thème bi am na solo tey boo xool institution internationale yëpp ñoo ngi ciy liggéey pour xool lu ñuy consolider la paix dans le monde yaakaar naa ne Sénégal kon bu ñu amee chance ba ñu teg thème yu mel ni di ci liggéey vraiment du ñu mën a du rafetlu ko tey ñaan yàlla jamaa bi yàlla na yàlla yàggal taxawaayam li muy liggéey Sénégal yi gis ko ba mu mën a jur njëriñ ëllëg maa ngi sant di gërëm. di delluwaat di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ma waxoon léegi rek suñu mag ñi fi teew nekk ay membres fondateurs vraiment saa ñu gisee dañuy kontaan dañuy bëgg yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla may leen wér ba ñu gën a gunge xale yi ba ca kanam a kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Donc maa ngi tudd Oumetou, je suis certes de la RTS mais je ne représente pas la RTS ici. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi li ma bëggoon wax mooy surtout di remercier Jamaatul Ibaadu Rahman parce que je suis un produit du système éducatif de la Jamaatul Ibaadu Rahman. ba may def entrée en sixième di dëgër bopp bañ a jàng ma mère qui est une fervente défenseur du système éducatif public, enseignante dans le public, et qui fait partie peut-être ci enseignante yi njëkk au Sénégal parce que 57 la génn école normale des jeunes filles de Rufisque a décidé génne ma ci école publique yóbbu ma Bilal Thiès foofu laa amee entrée en sixième une année la fa def et même après sama entrée en sixième dañu continuer di me suivre dans des sessions d'encadrement pédagogique jusqu'au bac et même à l'université donc maa ngi leen si gërëm di leen sant lu tax ma jël exemple boobu mooy sama intervention dama ko bëgg a axer sur un vécu personnel pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'adhère pas à quelque chose que c'est forcément mauvais peut-être ça ne nous plaît pas wala yeneen ak yeneen mën na tax ànduñu ci mais c'est pas forcément mauvais et donc ma mère qui a jugé qu'à un moment donné de ma vie le système privé de formation qu'on donnait à Bilal était moo gënoon ci man yóbbu ma fa et fierté boobu ma am tey taxaw di wax ne Bilal contribue na bu baax ci sama formation fierté boobu la am partout où je vais dans le monde et je dis maa ngi jógee si dëkk boo xam ne on est 95% de musulmans et dañu am benn président boo xam ne il était chrétien catholique pratiquant pendant 20 ans et souvent les gens ils tombent des nues quand bu ñu ma déggee may wax loolu ils peuvent pas comprendre comment ça s'est fait et ça fait partie de la force du Sénégal dans sa cohésion ma bokk itam ci famille boo xam ne en bonne séeréer famille multiconfessionnelle la maanaam dañu am ay jullit am ay chrétiens j'ai des cousins yoo xam ne ay labbe lañ am ay cousines yoo xam ne ay c'est des bonnes sœurs et sama maam bi mujjee génn àdduna au début des années 2000 nekkoon vrai animiste qu'on lui a fait des funérailles animistes en bonne séeréer donc c'est vous dire que c'est une famille multiconfessionnelle et donc loolu yëpp nekk ay forces yoo xam ne nii moi je trouvais que Sénégal dañ ci doon vivre bu baax et malheureusement actuellement bu ma xoolee situation bi j'ai un peu peur je vous l'avoue j'ai un peu peur parce que ku nekk da ngay replier wu et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que loi de la majorité c'est pas que oui certes la démocratie c'est que la majorité gouverne un des principes de base mais ça veut pas dire que la majorité bi gouverne day oppresser la minorité et j'ai l'impression léegi bu may xool ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans les médias même dans les discussions dans les familles ñu ngi perte loolu te synergie justement pour en revenir au thème synergie mooy ay mbir yoo xam ne bokkuñu li ñuy def mais ñu dajaloo pour aboutir benn objectif et donc man question bi may poser malheureusement monsieur Sy est parti question bi may poser mooy aujourd'hui naka la ñuy créer waate dynamique boobu ba li ñuy wax coexistence harmonieuse bi am entre les différentes confessions au Sénégal du yem rek ci siwa ngalax bi nga xam ne sama tante si mu ngi koy joxe au quartier 10e à Thiès bu Pâques jotee et du yem donc si ñun bu tabaski jotee wala Korité wala koor teraanga yi ñuy joxe suñu mbokk chrétien
et loolu bëggoon naa ñu gën ci appesantir pour wane ne réew mi ñëpp a ko bokk c'est-à-dire bu yëpp nekkoon homogène je pense que du ñu am richesse dans la diversité bi ñu am loolu moo nekkoon sama contribution merci beaucoup. bu benn journal def ci Sénégal suñu rakk suñu mbokk suñu xarit Oumy mi ñu bokkaloon CM2 waaye da doon ndaw jàng yenn saa yi bokk na ci 100 personnes yu jeunes yu amagul 40 ans 50 jeunes ci Sénégal ñu gën a xarañ ci seen domaine moom Oumy ci la bokk kon Oumy félicitations. bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum Amir salaamaaleykum jàmmaa bi yëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sant yàlla sunu borom bi mu nu mayee chance ba ñu mën a teewee ndaje mu rafetee nii tabaarakallah macha allah ci jamono bi nga xamante ni gis nañ ko ñun ñëpp jamono dafa jaxasoo rawatina nag sunu Sénégal gii waaye ñuy wax itam alhamdulillahi rabbil alamina ndax yàlla daf ñu may kilifa yu baax ñu mel ni ñi fi teew tabaarakallah macha allah sant nañu leen gërëm leen di kontaan itam macha allah ci jama bi ci anam yu bare ndax suñu dee xool jama bi bu ñu waxee ne dafa nekk 40 ans au service du peuple 40 ans au service de la population dafay tolloog ñun tabaarakallah dañuy tolloog moom âge lu baax ak a taxoon jóg moo tax tey ñun nekkoon nañu xale di rêver mën leen a jege mën caa bokk ba tey alhamdulilah ñu ñëw teew fii bokk ci waxtaan bi yàlla tamit def ñuy ñoo xam ne wax dëgg yàlla booy xool dañu nekk ay relais dañu nekk ci télévision yi gis naa fi samay naataango maa ngi leen di nuyu bu baax ba nga xam ne semaine bu nekk dinañu toog waxtaan ak askan wi waxtaan wi yépp nag dafay daal di dellu ci seen thème bi nga xam ne macha allah tënk na lépp ndax lépp jàmm ci la lépp xaj lay wax bu jàmm amul kenn du tal lenn dégg naa sànq ci sunu kilifa yi am ku wax ba ni balaa nga xam ni jàmm taaru jàmm nga dem ci dëkk ya nga xam ne jàmm amu fa kon loolu yàlla nañ ci yàlla musal di ñaan yàlla seen taxawaay yàgg di ñaan yàlla li nga xam ne wax ngeen ko léegi tam ba léegi muy acceptation des différences nga xam ne kii dana mel nii kii mel nii kii gëm lii kii gëm la ñu jël yooyu yépp boole ko rafetal jikko yi gën a baaxal ah loolu daal macha allah dañ ciy sant yàlla bu baax duñu mën a jël parole bi lu yàgg waaye sant nañu leen gërëm leen ndax fekk nañ fi ay kilifa fekk fi ay borom xam-xam ba nga xam ne sax ñun bu ñu jëlul woon kàddu rek waxtaan wi complet na ba pare tabaarakallah macha allah ñuy ñaan yàlla yu ni mel gisee yu mel nii daal yàlla bu mu fi gëj sant nañu leen gërëm leen et merci beaucoup ci seen invitation pour ñun. mu leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi Amir Abdallah Lam muy suñu kilifa te suñu mag ju baax ñu ngi koy remercier si invitation bi dende man lam yaskuru naasu la yaskuru laa donc ñu ngi lay gërëm bu baax Amir di gërëm jamaatu Ibadu Rahman yëpp di nuyu les deux colonels bu gendarmerie ak bu armée nationale xam nañ ne sécurité mënuñ ko wax te waxuñu ñooñu police gendarmerie ak armée mooy suñu force de défense et de sécurité tey nag man damay kontaan lool ci ndaje bi parce que thème ndaje bi moo am solo synergie pour la paix et la sécurité pour le développement du Sénégal ainsi de suite je pense ñun suñu parti mi ngi tàmbalee par synergie boobu c'est synergie pour un développement durable donc man dama jàpp ne tey salle bi yëpp dañoo war a ñëw adhérer ci suñu parti parce que ñun lu tax ñëwuñ fu tey pour politique loolu c'était pour tooñ doon rek mais den xam ne kenn nit mënul réussir dara man je suis ingénieur de formation et expert en audit énergétique je suis ingénieur en génie civil de formation et expert en audit énergétique dans les bâtiments
jot naa fi jiite fii au niveau national organisme national de normalisation division bâtiment génie civil électrotechnique. Au niveau sous-régional également doon naa fi président comité bâtiment bu Afrique de l'Ouest tukki naa fu ne mais lu may njëkk a def mooy remercier ak gërëm suñu force de défense et de sécurité parce que ñun xam neen lu xew ci yeneen réew yi am na yenn réew yooyu dem yi nga xam soo fa tukkee dem rek sa xel du dal mais Sénégal alhamdulilah yàlla suturaal nañu ba ñu am une armée républicaine am gendarmerie nationale bu nga xam ne également day def liggéey bu am solo donc moo synergie boo leen jël nii dafa am solo lool parce que ñun dañoo gëmte di docteur au vendeur de cacahuètes képp ku si nekk am na lu nga xam ne war na ko apporter société bi war na indi xam-xamam pour que ñu vivre en parfaite cohésion donc seen thème bi am na solo lool développement durable également ñun dañoo yokk yoonu naataange nag damay faral di tooñ waa APR yi ne leen yoonu naataange ak yoonu yokkute bokkul yokkute nit ku am dërëm amaat dërëm yokku nga mais amoo naataange bés bu ko Sénégal amee incha allah rabi day sax dak te gëm nañ ne incha allah rabi avec la synergie pour un développement durable dineen si yegg incha allahu rabi du ma gudd maa leen di gërëm di leen sant bu baax di demander vraiment salle bi yëpp yéen ñëw adhéré suñu parti jërëjëf. ci turu président Rassemblement islamique du Sénégal Cheikh Makhtar Gueye bi nga xam ne dafa nekk en voyage ci lay waxee di kontaan ci li nga xam ni moom lañ bokk di rafetlu liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def xam naa dafa guddi moo tax du ma guddal ci thème bi mais li ma ciy wax rek mooy ni jamaatu Ibaadu Rahmaan dafay jëmmal thème bi dafay représenter thème bi ci ndax dañu wax synergie ci arab ngeen di ko wax tawhiidul juhud wa baqaat représenté na ko wala mu wane ko jëmmal ko ci sa création ndax xam ngeen ni lu ëpp 40 personnes ñoo ànd di def ay nuits d'études ak di wër ci Sénégal di diisoog ñoom ba jamaatu Ibaadu Rahmaan juddu ji jëmal na thème bi ci trajectoire ndax yéen a ngi présenté léegi benn filmu 40 ans bu jamaatu Ibaadu Rahmaan 40 ans yooyu xam ngeen ni chaque 3 ans wala 5 ans danañ def benn congrès boo xam ne nii dañ cee génnewaat ak benn équipe boo xam ne nii mooy jiite mbooloo mi ci jàmm ak salaam ba tey jëmal na thème bi ci jàmm ji nga xam ni séq na ko sénégalais yépp ak fépp foo xam ne fi nga mën a nekk loolu Amir junj na ko léegi jëmal na thème bi it ci ñaata institution la jamaatu Ibaadu Rahmaan taxawal ci réew mi moo xam ay institution yoo xam ne dafa jëm ci santé wala dafa jëm ci njàngale wala dafa jëm ci loo xam ne nii dafay dimbale société bi kon su ma doon jeexal sama kàddu damay wax ni jamaatu Ibaadu Rahmaan barkeel na yàlla na barke bi sax te law ngir ñu mën a tabax benn société bu prospère jazakumullahu xeyr. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa sallam tasliman kasiira asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk jullit ci yëpp bépp kilifa bi fi teew sama baay samay rakk samay moroom maa ngi nuyu nag sa tur ak sa sant wax bi ma xaw a jafe tuuti nag li may wax rek toujours man Isaaxa Sissoko laa tudd doon Sénégambien sama genn wàll Gambie la sama genn wàll Sénégal jàngee Fass Touré laa génnee bu ne si Soxna Xabat Sawda ñëpp seen xel dafa dem si faj ndax loolu mooy sama liggéey loolu laa gëstu si réew arab yi loolu laa dem jàngi ba am si sama diplôme ñu di ko emplaqué Afrique de l'Ouest bi
ba Europe alhamdulilah maa ngi sant yàlla si côté boobu. gannaaw loolu nag jamaatu Ibaadu Rahmaan tur bi rek war nañu jooy tey si kontaante ndax képp ku baax kuy sellal li la njëkkee wax na yow ibaadu nga ndax man miy wax ak yéen ñoo juddu fekk suñu baay si yoon bi samay rakki jigéen ñi si yoon bi suñu famille si li leen xamee ba mujjee bi dañuy wax naa Ibaadu Rahmaan ngeen kon loolu xale bu góor bu bugg a jox bu téye loxoom ne du ma joxe jigéen loxo lu ñu lay wax ibaadu ñu lay wooye kon lu rek doy na loolu day wane liggéey jamaa bi képp ku jàng alxuraan li ñoo ma fi pour waaree ñoo ma fi pour wax si loolu waaye wa Ibaadu Rahmaan allazina yamshuuna alal ardi hawna ba fi aaya bi jeex melokaan yi baax yi ñu wax yépp alhamdulilah rabbil aalamiin képp ku taxaw te nga ne Ibaadu Rahmaan nga rek dañuy fekk melokaan yi yaa ngi si góorgóorlu donte amul waaye yaa ngi si jëm a def sa kéemtalaay kattan ak lépp lu ñu def nag si diine bi boole ñëpp ñu nekk benn boole wax nañ bi si chrétien sa tey ndax jàmm rek la ñu bëgg dañoo bëgg ñëpp boole nekk benn ñu leen si encouragé jamaa bi di leen si gërëm di leen si sant ñun daal ñun seen partenaire lañ si jamaa bi la ñu bokk xam nañ si la ñu bokk te loolu moo tax bu ñu ma wax invitation bi rek lu may def yëpp ma bàyyi ko Touba laa jóge ni ak sama délégation ma ne lépp lu may def xaaral ma jaar fi ma ñu ma gisante ak yéen amuñ dara lu ñu gërëm di leen sant rek yal na yàlla yokk jamaa bi jëmal leen kanam li ngeen def si développement ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ko yal na yàlla yokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullah. dama mbégte teew fii ci turu amicale des cadres musulmans représenté fii docteur Abdoul Karim Diaw moom moo waroon a teew sax waaye dafa am gàllankoor ndax démb la ñibbi si demoon umra mu wax ma ñëw teewal fii suñu kuréel bi ngir ñëw féddali kóllëre bi ñu am ak jamaatu Ibaadu Rahmaan rawatina président docteur oustaz sama xarit Abdoulaye Lam te du ay waxi kese rek loo xam ne lu yàgg la ma nekk xaritam waaye dem nekk jarbaatam mu sopp ma sopp ko tamit yàlla moo ko def jamaatu Ibaadu Rahmaan nekk suñu partenaire suñu kuréel boo xam ne suñu ay naatangoo lañ di ñaan gërëm tam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teew fii bokk na ci panélistes yi ak suñu mbokki force de défense et de sécurité liggéey bi am solo bu mag a mag bi ñuy def ci réew mi xam naa du ma guddal rek ndax guddi na te li ñu fi wax yëpp def naa sof ci lu bees dafay jafe waaye damay fàttali rek ne jàmm mooy base du développement kenn mënul wax yokkute naataange développement croissance te amoo jàmm fépp foo xam ne jàmm ñàkk na fa dañuy sonn rek waaye yokkute avancement du ci am Sénégal peut-être ñu ngi yóotu ñu ngi yaakaar ne gaz pétrole dina fi am ëllëg muy lu am solo ñu koy rafetlu di sant yàlla tawfiix bopp ñu defal waaye man dama jàpp ne première ressource bi nga xam ne Sénégal daf ko am mu nekk lu ñuy wax ci économie nu mu tuddee un avantage comparatif Sénégal fii jàmm la mooy première ressource boo xam ne dañ ko war a préserver ndax ci loolu la lépp war a fondé wu aju ngir fi ñu bëgg jëm ñu koy tuddee tey émergence di beneen turu développement rek ñu àgg fa kon waruñu ko sàgganee waruñu ko tuutal waruñu ko woyofal ñépp dañ ci war a jàpp et terme bi ngeen jël synergie c'est très fort du mbiru kenn mbiru ñépp la mbiru waaso yi la mbiru diine yi la mbiru acteur politique yi la ñi nekk ci société civile képp koo xam ne Sénégal ñor na la da nga war a liggéey ci jàmm ak foo mënti bokk kon loolu laa bëggoon sof ci kàddu yu rafet yi nga xam ne mbokk yi ma jiitu wax nañ ko fi mënuma fi dollu loo xam ne kenn waxu ko fi yoon di gërëm tam mbokk yëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi di leen ñaanal ñu dellu ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yëpp tey jii ci guddi gi di ñaan suñu borom toogaay bi tey mu barkeel ko ci guddi gi nag dama bëggoon joxe benn contribution bu ndaw dégg nañu waxtaan bi yëpp tey jii te yëpp xóot na
wante li ñu wax ci thème bi tey muy paix sécurité ak développement amul benn dëkk ci àddina bi amul benn njiit waxuma njiitu dëkk wala njiitu kër boo xam ne nekkul sa mbëbët ñépp a ci jaaxle tey te benn mënul dem bàyyi ñeneen ñoom ñett mën a ànd situation àddina bi tey jii lii moo ko téye ñett yi fu ngeen mën ci wër tey jii paix la ñuy wax sécurité ak développement kenn mënu jël benn rek bàyyi ko ci waxtaan bi nag génn na tey boo génn waxtaan boo xam benn xalaat yoo xam ni teg nañu yépp ci éducation dëgg la éducation mooy li amee yépp tey ci mooy fondement bi tey ñu teg ci éducation xale yi ma ni dëgg la wante xale yi kan moo leen di éduquer mag ñi la defe na waaw mag ñi est-ce que éduqué nañu anglais yi dañuy wax leading by example asiatique yi wax le poisson pourri par la tête benn exemple laa leen di jox am nañu suñu benn mbokk waajuram génn àddina waajuram chef de cabine de poste la woon ñu ngi jaay timbre waa ji génn àddina ma ñëw jaale ko bi ma paree mu ne ma ca maa ngi gërëm sama baay bu baax a baax a baax ma ne ko nan nga ko gërëmee mu ni ma génn na àddina te moom chef de cabine poste la woon wante biñ koy maraas ba biñ koy miraas mi ngi may éduqué ma ne ko déet waay mu ne ma walaay ma ne miraas nañ ko génne benn kër ak ñaari xaram ma ne tey su génne woon étage mu rus asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum mbooloo mi ñu ngi door suñu waxtaan ci ndokkeel amiru jamaati Ibaadu Rahmaan ci taxawaay bu am solo bi ma teewal fii parti bi ñu naan Alliance des Patriotes pour la Justice et la Solidarité APJUS ñuy sant di gërëm kilifa yi nga xam ne sasoo nañ waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom lañ ñu dégtal tey mu di jàppandalante ngir suuxat jàmm kaaraange ak naataangey Sénégal mu doon loo xam ne tey suñu ko doon xool dana am benn dig boo xam ne dañ koy roofale ak daldi baral am beneen dig boo xam ne day diggu doomu am dig boo xam ne dig bu sori lay doon baral bi ndax ñun ñépp am na lenn loo xam ne teewlu nañ ko loo xam ne jàpp nañ ne xaw na rëcc ci wàllu yar loolu naka lañ koy mën a dajalewaate ba li ñuy ragal ci fitna bañ a doon loo xam ne day teew ba jeexital waaye dig bi nga xam ne moom mooy bi ñuy woowe bu diggu doomu bi itam day doon loo xam ne day balle tukk ci li nga xam ne moom mooy yar buy jóge ci jàngale waaye buy jóge ci mottali boo xam ne tàggat dina ko mottalee ay ndaw ndax li ëpp li ñuy wax ci ay fitna mu ngi jóge ci mbooloo mi nga xam ne ay ndaw lañ ndax bind bi nga xam ne ci jamono jooju yàlla mu ngi leen ko binde ñu am doole am nu ñu yëge seen bopp am nu ñuy gisee am sax ay jeexital yoo xam ne jeexital yu naturel la yuy nekk ci ñoom yoo xam ne dañ ko war a téye ba
ni nga xam ne noonu lay wasaaroo ak ni muy fénqoo bañ a doon loo xam ne dina gaañ aw askan. ci kaw loolu nag dafay laaj wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun jullit ñi moom mooy suñu tegtal yàlla li mu koy wax toujours mooy waxal jàngaleel ci kaw wax jàngaleel ci kaw jëf loolu di woo nag ñépp ñi nga xam ne am nañ kilifteef ne leen da ngeen war a wax waaye da ngeen war a jëf jooju tegtal li ñuy woowee la question de la référence su ko defee cër boobu ku ci nekk daf ci am sa wàll kilifa diine ba daf caa am wàllam kilifa bi ñuy wooye kilifay aada daf cee am wàllam kilifa bi nekk ci biir kër gi daf cee am wàll kilifa bi nga xam ne moom mooy kilifay politique bi daf cee am wàllam ba ci kilifa bi nga xam ne moom mooy bi nekk ci biir kër gi ku ci nekk daf ci am wàllam su ko defee la ca des nag ñu mottalee ko li nga xam ne moom mooy njàng mi ci école yi njàng mi ci daara yi diggu doomu yi njàng mi ci daara yi kaw yi njàng mi ci daara yi nga xam ne moom mooy daara diine teg suñu kanam nag li ñuy woowee la démocratisation de l'offre d'éducation démocratisation wu offre éducation boobu nag état am responsabilité ci accompagner loolu ki jàpp ne sama doom dafa war a jàng ji daara ndax looloo ma gën a jubu état jàpp ne daara jooju dafay contribuer ci li nga xam ne moom mooy facteur de stabilité facteur de cohésion sociale facteur de développement mu dem def ci daara jooju école bi même rôle mu dem def ci école bi parce que citoyenneté mënul am double vitesse su ko defee ñu mottali ko ñun ci pàcc bi ñu nekk muy la décentralisation parce que man adjoint au maire la conseil de quartier yi itam bien que question sécuritaire du question décentralisée du domaine de compétence boo xam ne domaine de compétence maire yi la mais à travers les conseils de quartier la sensibilisation mën na porter ba la citoyenneté daal di am une élévation boo xam ne moo ñuy permettre ñu àgg ci synergie bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di jéggul si ñi nga xam ni jotuñu leen a jox kàddu ndax waxtu yu moo ñu tënk bu ñu sañoon képp ku fi teew boo yittewoo kàddu gi nañ la ko jox ndax loolu rek moo tax ñu dajee mu mel ni fi mu nekk egg nañ si war a yëkkati jotaay bi ñu bëgg bala ñuy ñaan ñu delloo kàddu gi colonel Diagne ak colonel Camara xëy nañu yëkkati ay kàddu tàggatoo ñu delloo bu ñu noppee ci loolu jox Amir Abdallah Lam kàddu gi mu joxe ay ndénkaaneem tàggatoo ak ñaan incha allah. li ñu fi jàng tey am na solo daf ci wan rek ni gendarmerie nationale force de défense et de sécurité yi ak population yi benn lañu di leen fàttali rek ni ñu ngi seen biir seen njaboot lañu ci seen biir lañu soqeekoo seen biir la ñuy dellu kon yéen lañu fi nekkal encore une fois loolu du ay wax rek waaye lu ñu gëm la lu kilifa yi gëm la ci lu ñuy liggéey la saa su nekk ngir rek fexe population yi ak gendarmerie nationale gën a jegeyoo ngeen gën leen a ñeme xam ni yéen a tax ñu nekk fi lii al imam Dame Ndiaye wax it képp ku koy def ñu indil la xabaar nga wàññeeku ni diw moo ma ko wax dafa fekk ni yow liñ la jàngal defuloo ko ndax say source waruloo ko divulguer kon ngeen xam ni en tout cas lépp lu ñuy jëflanteeg population yi dañ koy def ci sécurité assurer sécurité population bi ki la indil xabaar nga xam ni kii waruloo ko exposer ndax exposer ko mooy da nga interrompre la chaîne d'acquisition de renseignement kon ngeen xam ni loolu nekkul lu ñu leen di lu ñuy jàngale suñu biir au contraire on cherche toujours à protéger les populations kon loolu mooy kàddu yu mujj yu ma doon yëkkati di leen sant di gërëm aussi jamaatu Ibadu Rahman ci initiative bu rafet bi di ko ci gërëm ci turu général Cheikh Sène wasalaam
Merci à l'association Ibadur Rahman pour l'initiative combien noble. Et au nom du chef de l'état-major général des armées, le général Cheikh Gueye, je voudrais renouveler vraiment toute notre considération et vous féliciter pour cette initiative qui va également dans le sens du développement du Sénégal. Et comme l'a dit l'un des derniers intervenants, la première ressource, ce sont les ressources humaines. Il faut que je défende l'homme Adama d'abord, Djiko, pour que dès que dem ci kanam. Voilà, donc je remercie également les intervenants. Hein, les intervenants, il y a eu des interventions de qualité et c'est pourquoi nous rentrons ce soir enrichis de nouvelles connaissances. Parce que les interventions étaient assez pertinentes et puis nous prions le bon Dieu, afin que de pareilles rencontres puissent avoir lieu et que nous puissions avoir l'opportunité d'y participer. Merci beaucoup. Di sant sunu gan yi colonel Abdoulaye Diagne ak colonel Omar Camara di leen yóbbante cant bu baax a baax ci sunuy kilifa ñun ñëpp di seeni kilifa général Cheikh Sène ak général Cheikh Gueye xanaa di profité rek ne ñu ngi ñaan audience général Cheikh Gueye Cheikh Sène ne ko ñu ngi koy ñaan audience général Cheikh Gueye itam bëgg nañu gisee ak moom ñu ngi profité ci jotaay bi vraiment tey ñoo woote mais bëgg nañoo ñëw seet si leen ci cadre bii ñu doon wax rek nag nga xam ne ñoo bokk Sénégal thème bi li mu wan mooy thème bi léegi dañoo war a koo soppi inspecteur yaa ngi toog def ko ay objectif spécifique waaw lii nii ak lii ak lii ak lii lañ ci bëgg lii lañ ci bëgg a xam lii lañ ci bëgg a mën nii lañ ci bëgg a mel ku ci nekk kañ lañ koy mën a def fi mu ne moo ci des mais ñun ñëpp gis nañ ne mënta ñàkk c'est indispensable loolu mooy tënk bi ñu boole suñuy doole boole suñuy énergie ngir consolider jàmm ji am Sénégal sécurité bi fi am mën a avancer développer loolu gis nañ ne mënul ñàkk loolu rek moo mën a am léegi nag mu des naka lañ koy traduire ba mu nekk ay jéego yu ñuy ànd seqi ba loolu mën a am ñu ngi sant yàlla ci ni saal bi doxee sax loolu lay firi am na loo xam ne yàlla may nañu ko mooy sànq maa ngi wax ñoom Cheikh démb rek ne xam nga luy sunu sikk mais dañuy invité nit ñi ñëw ba pare ñun ñu wax ba nit ñi fees ñu bàyyi leen ñu dem duñ leen may fu ñu waxee mais tey ñu ngi sant yàlla loolu amul opérateur économique yi directeur société yi wax nañ macha allah côté bi ñu duggee am na solo bu feeñu loon waxtaan du neex les politiciens ñëw nañu chez le maire ak les jeunes politiciens wax seen wax macha allah mu am solo lool alors ñoom imam yi wax imam Dame fi mu duggee imam Ismaïla Ndiaye fi mu duggee ñi nga xam ne ñoo jiite association yi wax inspecteur Fadil Sarr ci turu RIS Wahda alors imam Ismaïla Ndiaye jigéen ñi encore donte affaire bi amul parité mais su doon sunu sago mu gën a neex soxna yi wax soxna docteur Aïcha soxna Oumy Ndour soxna Awa Traoré ñoom ñëpp seen intervention alors dégg nañ ko kon daal thème bi sax dafa am générosité ñëpp ñoo boole seeni doole seeni xam-xam seeni gis-gis kenn ku ne ak côté bi nga ko duggee ba bu daanoo ñun ñëpp ñu ne alhamdulilah kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñëpp sunu xarit wala Préra dégg nañu nu mu duggee moom itam sant yàlla daal moo fi am di jégalu nag magi jamaa bi direction bi ñoom ñëpp a ngi toog su doon sunu sago ñoom it ñu jox leen ñu wax mais ñoom ñoo invité doyloo nañ pour ma remplacer leen fi ñoom ñëpp di nuyu Amira nga xam ne moo jiite mouvement des femmes sunu partenaire juste ñu di nuyu ñoom itam di leen tatagal di nuyu première dame ñu ngi toog yéen ñëpp wax ngeen saa ngeen nuyu sama soxna Fall Ndiaye kon maa ngi koy nuyu di ko tooñ moom itam kon général ñu ngi yónnee waat sunu nuyoo ci général Cheikh Sène di yónnee waat sunu nuyoo ci général Cheikh Gueye ñu jottee ni sax ñoom ñëpp suñu nuyoo seeni kilifa ba ci président de la république
lii buñ koy organiser ñoom la ñu remplacer pour organiser ko ñoom la ñuy jox ñu itam suñu tous suñu participation ci nu ñuy def ba jàmm am nu ñuy def ba sécurité bi gën a dëgër nu ñuy def ba développement am kon ne leen Jamaatu Ba Rahman nee nañ taabal ji lenn la woon ci seen participation ci thème bi li ci des mu ngi noonu ñooy suñuy kilifa ñu ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp nag pare pour jàppalante ak ñëpp incha allahu taala te lu ñuy wax ñi fi toog ñëpp genn kàddu gi la ci association islamique yi ci imam yi ci politiciens yi ci jeunesse bi ci opérateur économique yi directeur de société yi journalistes yi fi toog ak femmes yi kon kàddu googu yëpp ñun ñëpp ñoo ko bokk di sant borom bi subhanahu wa taala bu baax di sëñ Cheikh newu fi waaye li ma waxoon teewal na fi Tiwaawan teewal fi Touba teewal fi Njaasaan teewal fi Ñaseen teewal fi kër diine yépp kon ñuy sant yàlla bu baax ci ni mbir yi doxee ñi nga xam ne suñuy panélistes si lañu waroon doon tey te am ngànt ngeen di nangul seen ngànt bu baax a baax parce que contrainte yi alors dafa bëri surtout mujj ak koor gi comme ni ma ko waxee sëñ Cheikh mu ngi noonu pare na mu ngi jëm ba Touba délégation boo xam ne ak ñun ak ñoom ñoo ko ànd dem am na ñu jiituwaale ñu war leen faa fekk kon mbir yi moom moo xat kon ñu ngi nangul ñëpp seen ngànt incha allahu taala di ñaan yal nañu yàlla nangul leen comme ni ko monsieur Camara waxee incha allah déwén ñu tajewaat fi bii mooy 8e édition bi ñu dem ci 9e édition ñu tasewaat fi jàmm ji gën a yokk ñu bokkaat waxtaanaat ci diggante bi sax ñu gën a jokkoo incha allahu taala gën a consolider jàmm jooju gën a jeunesse bi gën a am bi iznillahi taala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل بلدنا هذا من خير البلاد اجعلها آمنة مطمئنة رخاء سخاء بلد سلام وأمن واستقرار وجميع بلاد المسلمين بل وجميع العالم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين